jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg beeg ponk yi ca gën a fës rek bokk ci ministre bi nga xamante ni moom la ñu dénkoon wàllug tourisme di Mame Mbaye Niang te delloo ndombal tànkam nag coow la ma ngay wéy ci moom moomee di Mame Mbaye Niang ni ñu ko rajo Futurs Médias xamale tey ji sax ci ndajeb jëwri nii moom du ko fekkee muy wéy nag di wax moom rajo Futurs Médias na démb ca xaaju guddi daanaka njiitu réew mi Macky Sall dalal na ko lu soxal nag jëwriñ jooje sax ñu ngi ko doon tudd neeñu ci ab coow loo xamante ne jëm na ci yorinuk Prodac moo waral sax ñu daal di nag samp laaj muy nag rapport bi nga xamante ne rek kon inspection générale des finances defoon na ko ci yorinu Prodac boobee rapport nag lan moo ca nekk dëgg-dëgg bokk na ci rek li ñu ne ay njuuj njaaj ci wàlluk koppar waaye tamit ay marché gré à gré Mamour Cissé nag ma ngay laaj moom it ñii di député yi rek ñu daal di wax ñoom it ci li nga xamante ni moom moo xew muy Mame Mbaye Niang mi delloo ndombal tànkam bu weesoo loolu tamit sàkku na ci procureur mu dem ba jeex nag ci yorinu Prodac boobee lu xew ci APR coow li bari na fant siro gi bari na am na ñoo xamante ni sax jàpp nañ ni moo waral kon jëwriñ ji di Mame Mbaye Niang daal di delloo ndombal tànkam fële ca Matam nag la ñu fa njoxt daal boo moyul du neex ñu ne nag xiif ma nga fay yoot foo laal ci askan wa ba ca nag jur ga ay jafe-jafe kese la ñii di baykat yi nag ba ca sàmm sa tëgg nañu seen gémmiñ rek daal di yuuxu tàggat yaram daan ci addu ak jamono ji may wax ak yéen Sénégal nag di daje ak Corée du Sud loolu nag huis clos la ñu ko wax maanaam benn gët nag kon fekkeewu ko mu nekk jongante xaritoo boo xamante ne lépp rek ma ngay waajal kon mondial ba jongante boobu nag ci Autriche la ñu koy defee sunu gaynde nag bu ñu jógee foofu rek daañu dem fële ca Russie loolee ci talaata ji lay doon Brésil France Maroc Égypte Argentine ñoom nag ña nga ca fi mu ne nii Russie di waajal rek mondial bi daan ci tottal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ak tiis yi di ab accident boo xamante ne nag moom moo am ca Nimzaat fa ñu naan Gandon loolu nag daal diggam ak kon Ndar mi ngi toll rek ci fukki kilomètre ak juróom-benn ab minicar nag moom moo daal di rek kon tase ak benn moto loolu nag ci boori fajar la kenn nag ñàkk na ca bakkanam fukk ak ñett jëlee ci ay gaañu gaañu dinañ ci dellusiwaat wala boog Ousseynou Diop sax la ñuy wax moom la ñu ciy jokkal. accident bi ci Gandon la am digganteem ak Saint-Louis toll ci fukk ak juróom-benn ci ay kilomètres benn minicar immatriculé FK 41 38A moo mbëkk benn moto ki doon dawal moto bi daal di faatu ci saasi oto bi mi ngi yeboon ay taalibe xaadir bokk ci fondation Cheikh Saad Bou bu Géejawaay waroon a dem ca Nimzaat ginnaaw l'accident bi lii di minicar bi timit dafa daanu ci tali bi ñu ci bare am cay gaañu-gaañu lim ba toll ci fukk ak ñett juróom benn am cay gaañu-gaañu yu metti sapeur pompier ñëwoon ci place bi yóbbu leen ci hôpital régional bu Ndar xew-xew bi nag bi mu amee ñi di gendarme yi ñoo fa njëkk woo sapeur pompier ñu ñëw walu leen ci wàllu l'accident bi virage bi ñu ci bare bëral nañu ni l'accident ya fay am bare na lool ci fàttali musicien bii di Xaban Thiam fii la ñàkke woon bakkanam néewu Pape Samba Diallo juddu ci atum 1985 dëkk ci Ndar ca ISRA yóbbu nañ ko nag ci hôpital régional bu Ndar yeneen blessé itam ca bërëb boobee lañ leen yóbbu chauffeur yi nag ñu ngi ñaan seen morom yi ñu daw nànk ci yoonu Nimzaat bi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom moomee di Ousseynou Diop niñ ko waxee woon ci ponk xibaar yi ak Mamour Cissé Mame Mbaye Niang sax may jéggalu mi nga xamante ne nag moom rek moo daal di delloo ndombal tànkam nguurug Sénégal moom moomee nag ñu dénkoon wàllug tourisme ñuy wax sax ne tey jii ndajeb jëwriñ yi du ko teewee xibaar bi nag tukkee ci rajo Futurs Médias mu teg ci nag ne Mame Mbaye Niang nag démb ca guddi lool sax njiitu réew mi Macky Sall jot na ko dalal ñu daal di wax nag ci loolu ba tey ak li ñu njort ne nag xëy na moo waral tey ji mu tekki ndombal tànkam lu ca mel ne nag yorinu Prodac ba ak ab rapport bu ca génnewoon muy inspection générale ba loolu nag moo waral sax ñu daal di def rek ab gëstu lu soxal nag boobeeb rapport lu ca nekkoon ñu ne bokk na rek ci maanaam ay koppar yoo xamante ni nag dañu ko luubal waaye tamit ay marché gré à gré Mamour Cissé moom nag daal nay àddu rek ci kii di Mame Mbaye Niang mi delloo ndombal tànk moom nag la mu xamle rek mooy député yi nañ ci àddu waaye tamit sàkku na ci procureur mu daal di dem ba jeex nag ci mbir moomee Mamour Cissé ñu teewlu ko kàddu yi ca Kër Massar la ko yëkkatee. Le projet est ambitieux ndekete jalgati bu mel nii nañ ci def man yaakaar naa ne
démission bi dina permettre quand même que le procureur de la République puisse s'autosaisir rapidement parce que ci conclusion inspection générale des finances dafa demander information judiciaire c'est trop grave et il faut constituer les responsabilités lu ñu bokk ñun ñëpp dañ ko war a teg ci siraatal mustaqim mais à l'heure où l'on parle tey de déficit de tension de trésorerie ay prédation yu mel noonu mën a am ci structure boo xam ne man dama ci engagé woon daf ma naqadi. Assemblée nationale ngir yàlla yor Rasulullaah xam leen seen rôle ak li tax ñu teg leen fa commission d'enquête parlementaire dafa doon lu basique et lu naturel su bopp yi ëllëgee. ñu àddu nag ci rapport bi nga xamante ne rek inspection générale des finances defoon na ko di ab njàngat rapport boobu nag soxaloon rek yorinu Prodac lan moo nekk nag ca boobeep rapport ñu ne bari na bokk na nag ci alal joo xamante ne daal dañu ko lubal waaye tamit ay marché gré à gré rapport boobee nag yéenekaay bi di Libération moom moo ko fësaloon Alassane Ba ci leeral. buñ sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni quotidien Libération joxe na ko biir Prodac li fa xew ci gina dayoo. ay koppar yu ñu luubal ay surfacturation ay dépenses yi nga xamante ni jaarut yoon wala bokk ay marché yu ñu joxe te nuñ ko tëralee itam jaarut yoon ca njëlbeen société Israël bi di Green 2000 daanaka waroon saytu wante itam taxawal dak bu CFA bu kër Momar Sarr bu kër Sambakan ak Itatu daanaka dañ ko jox benn marché te dañ ci déggoo ñu tëral ko te jaarut yoon. li ñu jot a luubal ci koppar toll na ci juróomi téeméeri millions ak lu tekk ci suñu koppar buñ sukkandikoo ba léegi ci document bi. société bi di TIDA daanaka bénéficié na ci marché bi nga xam ne Prodac moo ko joxe ngir mu fexe ba yor lépp li nga xamante ni transit la IGF di wax ne TIDA biñ ko taxawale fukki fan ci weeru février atub 2015 la mu daal di bénéficier ci contrat bi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atub 2017 ñàkkum expérience bu TIDA nag tax ba mu lënkaloog benn société bi ñu wax ITA nekk société de transit spécialisée ngir mu fexe ba exécuter contrat boobu Green 2000 itam jotoon na dogal ci ñeenteelu tranche bi ngir mu fexe ba jot ci paiement bi toll ci $1 milliard ak ñaar téeméeri millions ak juróom fukk yemut foofu ca njëlbeen jotoon na itam dogal ngir jot paiement avance ngir mu tàmbali nag liggéey yi fekk boobule sax notifié gut te itam enregistré gut contrat am buñ sukkandikoo ci Libération ba léegi inspection générale bu finance daal dina recommandé ñu ubbi ab information judiciaire wante itam ab audit technique ci domaine agricole yi sàkku na itam ñu daal di rejeter facture bi nga xamante ni daanaka exécuté guñ ko mu toll ci 35% ñeel nag dak bu Itatu ñu xayma ko ci $2 milliards yu tekk téeméeri millions ci suñu koppar. programme bi nga xamante ni mooy Prodac programme national des domaines agricoles communautaires xayma nañ ko ci $2.4 milliards ci suñu koppar yu tekk $1 téeméeri millions tàmbali bi nag ñeenti dak kese la woon. lu xew ci parti bi di APR li leer ba leer mooy coow li bari na fant siro gi tamit bari na ci diggante rek ñooñu nga xamante ne kon ñoom ñoo féetee ca parti ba am na nag ñoo xamante ne sax njort nañu ni kii di Mame Mbaye Niang nag la mu dellu ndombal tànkam laale na ak loolu kii nag di Momar Seyni Ndiaye moom la mu jàpp rek mooy njiital parti bi war na xoolaat bu baax a baax ni ñuy doxalee ndax boo moyul nag jafe-jafe dana gën a am war na ko xoolaat sax laata ñuy egg ci atum 2019 Aminata Mbaye Sow. démission ci gouvernement bi ministre Mame Mbaye Niang di wane ñàkk déggoo ak xaxar bi am ci biir APR di parti bi nekk ci nguur gi Momar Seyni Ndiaye moo ni gisee. APR dafa nekk ci pëccoxoo bu metti te loolu du tey rek seetlu nañu ne bi président Fallo ba léegi parti bi daal dafa mel ni dañu xaw a tële ci teey tekk ak ànd ci àndu nawle ak ànd boo xam ne ku nekk da ngay wekk sa morom. analyste politique bi yokku ci ne fi mu toll ni jiitu réew mi nekk na ci ay jafe-jafe ak tension sociale yi. dañuy nekk ak ñoom ci biir képp koo xam ne gi luubal nga balaa sax léegi corps de contrôle di ko feeñal ñoom ci seen bopp ñoo lay boole ñoom ñooy tamante di feeñal mbir yoo xam ne xëy na rafetul ga waaye mënoon nañ ko sax denc seen biir ba corps de contrôle di génne ko waaye ñoom ci seen bopp ñoom ñooy wane seen bopp ne dañoo xaw a tële ci yore réew mi. moom mu gis ne ñi nga xam ni ñoo fare ci biir APR dañoo war a mànkoo am benn gis-gis lu ko mooy njiitu réew mi moo war a yëkkati ay kaddu. dafa mel ni président Macky Sall yëf yi daf ko xaw a sax ëpp doole ba dinay léeg-léeg mu yëkkati loxoom dóor ci taabal ji noppi leen bu gaañu noppi as tuut buñ dawalee tuuti mu am yeneen yu feeñaat
bu mel ni seen biir loolu dafa xaw a sax laaw ci biir Sénégal yëpp. fii ak juróom ñaari weer ñu jublu ci ay élection présidentielle mu jàpp ni xiiroo bekk ngaayoo bi ci biir parti présidentiel du luy arrangé benn yoon lu ko may njiitu réew mi dafa war a am feneen fu mu jëfandikoo ngir mën a génn ci crise bi nga xam ni moo am ci partem. Aminata Mbaare Sow gannaaw coow la ca APR coow nag li ci gafa ak nguur gi ñu ne nag gafa gi daal doon na loo xamante ne bari na xaalis du samay kàddu jéer bu ñoo ko fi waxoon noolee nag ñu ne booy xool amul Malick Gakou moom moo ko wax moom moom di njiital grand parti nee na nag gafay réew mi nag nañ jàpp ne kon amul dara waaye nag gafa Macky Sall ak kii di Amadou Ba ma nga fees dell kàddu yi nag moo ko yëkkati moom Malick Gakou ndax nee na firnde gi mooy réew mi am na ay bor yoo xamante ni mënu koo fay bu ñu xoolee wàllu bourse yi waaye tamit syndicat yi nga xamante ne ña ngay ñaxtu boobu nëgëni ba ci chantier yu bari yoo xamante ne tey jii taxaw nañu ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. dégg naa démb ministre de l'économie mu ne keesu état bi bëri na xaalis boo ba ne damay laaj gouvernement bi mais état bu bëree xaalis na fay bourse étudiants yi à temps mais état bu bëree xaalis du ñu bàyyi ba étudiants yi di faatu ñu leen di fay seen bourse. état bu bëree xaalis na fay chantier yi na fay dette intérieure bi Fatick fii rek fii ñu nekk nii Fatick ci dëkku Macky Sall bi ba jaaree léegi ci koñ yi chantier ba taxaw lu tax chantier yi taxaw parce que fay ñu bor waaw ba de état bu am xaalis dina amel partenaire am yi 6000 pratiquement 800 milliards de francs CFA état bu am xaalis. dina lépp ba egg ci pratiquement 68% de ratio PIB endettement mais état boobu xaalis mais dina amal béykat xaalis mais état boobu xaalis dina amal béykat xaalis tey jii gouvernement bi di ko weddi fii may wax ak yéen gouvernement bi amel na béykat yi ak producteurs yi 16 milliards de francs CFA waaw gouvernement boobu xaalis na fay ay borom xanaa ko am xaalis na fay ay borom. xanaa xaalis boobu du xaalisu Sénégal bu dee xaalis boobu xaalisu Sénégal la Macky Sall da ko génne liggéey ci Sénégal waaye xam nañ ne Macky Sall mënu ko xamu ko waa Fatick loolu ngeen ma wax bi ma duggee Fatick tey jii dama rus. gafa nguur gi am na koppar amul koppar lu mu ca mën a doon Moustapha Sow nekkoon banquier moom nag la mu xamle mooy coow li dana ko war a teg ci suuf ndax ba moyul nguurug Sénégal nag dana ca yàqule lu baree bari ba tax na sax mi ngi sàkku tamit ci askan wi ñu bañ a bàyyi xel nag coow loolu nga xamante ni jëm na ci gafak nguur gi Moustapha Sow ñu teewlu ay kàddum mi ngi ko yëkkatee nag ca Kaolack ca ba muy jagleel ay soxna rek ay financement ñu teewlu ay kàddum ci micro Ibrahima Diamé. lu may mettit lu mooy débat bi. damay faral di wax ne réew ñaari mbir waruñu koy waxtaanee ci mbooloo mooy lu tolloog kaaraange réew ak lu tolloog maanaam bu ma nee du ma ne sax koom-koomu réew waaye am ak mën-mënu réew yooyu dafa nekk débat yu sensible surtout jamono yi ñu nekk léegi tax ma koy fàttali mooy lenn mooy ñëpp xam nañ ne sécurité li tax kenn du ko waxtaanee mooy dafa doon lu ñu war a nëbb mu doon stratégie boo xam ne moom la ñuy ëllëg bu ñu waree défendre ñu défendre ko ki nga xam ne mooy sa ennemi mën koo utiliser. finance su réew yi léegi li ci ëpp ci confiance lay basé wu ndax léegi maa ngi koy wax Sénégal bi mu soxlawee alal dafa dem ci ay jàmbur leb leen mais jàmbur yooyu bi ñu koy lebal dañ koo lebal sur la base de gëm-gëm bu ñu am mais gëm-gëm boobu bu fekkee dañ na. kan moo ci perte ñun la Sénégal te gëm-gëm boobu noonu li koy dindi ku xam marché yooyu ni ñuy fonctionner xam ne ñaar mooy li nga xam ne mooy tax ba seen gëm-gëm dañ bi ci ëpp mooy li ñuy woowee incertitude beneen bi ci topp mooy wax ju bëri wax ju bëri baaxu ci dafay indi incertitude ci marché yooyu noonu ci soññaat nit ñi wax boobu noonu nañu ko téye ndax ku gis li dal Mozambique fan yi xam ne lu ñu war a éviter la ndax dëkk bu mel ne Mozambique nga xam ne ci at yi ñu génn dafa nekkoon dëkk bi ñu nga xam ne foofu la nit ñi gënoon bëgg di jublu dëkk boobu tey jafe-jafe yi gën a mag Afrique moo ko am te li ko waral mooy du lenn lu dul laam-laamee ak wax yoo xam ne ni situation financière bi dëkk boobu am na ko mu nekk loo xam ne dama koo bëgg a éviter Sénégal ndax dañoo nekk
phase bu critique boo xam ne nii vraiment su ma sañoon en tout cas lu jëm ci économie bi bu ñu ko xeexee bu ñu ko xuloowee. ñu yegg ba Kédougou conseil régional de la jeunesse ba nga xamante ni moom la ñu dénk ndaw ñi nag ma nga yëglu ci jafe-jafe ñi jànkuwanteel foofee ci wàllub ndox ba tax nag conseil ba daal di sàkku nag ci kilifa yi ñu wàllu leen ngir nag defar barrage boobu nga xamante ni moom la ñu duppee Sàmmangalu ndax barrage boobu képp mooy mën a tax jafe-jafe ndox ya jóge fa ñu teelu Ousmane Mamadou Soumaré ci micro Moussa Omar Gueye. jafe-jafe ndox mi mooy boo xoolee Kédougou tey ji 6 mois ngi nii mënuñoo fexe ba am ndox ni mu ko waree tey ji day am na ay quartiers yoo xamante ñu ngi fii tey dañuy toog semaine du ñu gis toq boo demee tey ji Kongori du ñu am ndox boo demee Gare Dinguéssou Pasteur Bitler du ñu am ndox même centre ville yi da ngay gis ñoo xam ne robinet yoo xamante ni depuis décembre ba léegi xelewuñu ndox loolu yëpp loolu gis nañu autorités yi jéem nañu rassurer parce que wax nañu solution yi ñett la bu njëkk bi dañuy def ay raccordement forage boo ko fi defee amul benn njëriñ bu ñu fi defoon 100 forage du am njëriñ parce que nee nañu nag Kédougou amul napp bi moo amul ndox kon boo fi defee forage bi du am ndox kon nee nañu aussi beneen solution mooy dañuy dem jëli ndox Itato parce que am na benn source bu fa nekk loolu bëgg nañ ko waaye nag comme loolu mooy jeexal problème mu ndox Kédougou dañoo ne problème il faut que barrage Sàmmangalu ñu defar ko dañoo ne autorités yi ñu accélérer loolu liggéey boobu na gaaw parce que Kédougou mënuñoo dëkkatee ji ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund déjà ak présence or bi jafe-jafe yi nga xamante ni Kédougou amul benn infrastructure jafe-jafe tey xëy ndaw yi jafe-jafe yi nga xamante ni tey ji Kédougou dafa am lu ñuy wax enclavé médiatiquement kenn yëgul tey li xew Kédougou kon ñuy nekk encore ci problème ndox mi dañoo bëgg problème ndox mi ñu évacuer ko yëpp teew Kédougou renforcé wu fii Kédougou ñu am TFM ñu am RFM ñu am TV5 ñu am ñëpp parce que Kédougou chaque jour da ngay gis lu xew fii te mu jéggi dayo te loolu lañ bëgg vraiment loolu tamit ñu jàppale ñu ci am ci solution. gannaaw Kédougou ñu yegg rek ba diwaanu Matam foofee nag ñu ne ay jafe-jafe daal am na fa ci wàllub dund ndax xiif dafa yoot lu mu ci mën a doon askan wa jaaxle nañu ba ca nag jur ga foo ca laal ma ngay metti baykat ya ba ca sàmm ga ku nekk nga yuuxu Ali Bandel ñaa ca Matam. xiif wala insécurité alimentaire aajowul taxaw ci qualification bi ngir wax ci situation bu métti bi am jamono yi ci région bu Matam bu gannaaw nawet bu baaxul daaw production agricole yépp nërmeelu ba jur jiixi jaaxa ci borom njaboot yi lee tey ji nag ndekki añ ak reer doon na li nga xamante ni jafe na ñi fari ci diwaanu Matam. xiif dëgg moo fi am kooku jarul sax ñu koy nëbb bu fekkente ne nguur gi mën na am solution nañu jàppale añ reer ak ndekki fii amul benn kër booy dem nga fekk foofu loolu man fii sama kër benn repas laay togg sinon ku nekk da ngay jëm man bu ma yeewoo damay dugg dëkk bi dem ñaan wala def yeneen amuma dugub awma ceeb awma dara xiif dëgg fi ne. parce que dañu génn zéro quoi presque ceeb la ñu doon béy nawet bi jaarul yoon parce que Fuuta ceeb ak dugub moo fi nekk nawet amul dugub amul ceeb amul kii bi xanaa da ngay wax nit ñi deewuñ kii bi dañu xiif ba dee. ni ko baykat yi dundee càmmkat yi itam kenn demul ñu des ndaxte ñàkkum taw bi waral na am ñax ñu war a jox seen jur gi kat pour sàmmkat yi kay ñoo gën a dee ndaxte nag jur gi bëri na lool te màngaankat yi maanaam transhumants yi jóge ca Mauritanie ak Podor dañoo fees del ci diwaan bi tey ji balaa nga leen di yërëm rek nga dugg diwaanu Ferlo ñax amul ndox amul aliment de bétail kenn waxaalewu ko saak rakkal tey ji mu ngi jar 9500 francs rakkal bi jóge Mali moom kenn du ko laal ndax 13000 14000 lay jar wax dëgg yàlla ñu ngi sàkku ci nguur gi xiif bi ñuy wax du nit ñi rek même jur gi mu itam sonn nañu wàllu si te ñun ren dañoo bëgg aliment de bétail boo xam ne dañu koy may waxuñu sax ñu koy jaay ndax balaa ngaa jënd nga am loo jëndee. 40 kilos. jamono yi ñu toll nag tuuti yaakaar bi askan wi dese jëm na ci nawet gi ñu dëgmal jamono yi sax askan wi fare ci diwaanu Matam ñu ngay profité ci mboolem occasion yi sàkku ci borom bi ngir que nawet gi ñu dëgmal taw bi baawaan bu baax a baax. Ali Bandel Niang gouverneur diwaan ba nag dalal na xel ya ca wàllu woowee nee na nguurug Sénégal maa ngay def kéemtalaay kàttanam ngir nag dimbali askan wa ndax am na ca sax lu ñu duppee plan d'urgence maanaam bu ñu fa teg lépp rek ngir jàppale askan wa ci jafe-jafe yooyu mu am nag ay dund yoo xamante ne ñu ngi leen koy dimbalee ba ci nag koppar Omar Mamadou Balde lay wuyu gouverneur bu Matam. li jiitu yëpp d'abord mooy reconnaître que vraiment amoon nañu ay situation yu xaw a difficile ci région bi ci wàllu sécurité alimentaire waaye bi loolu amee dañoo donc évaluer situation bi nas li ñuy wax plan d'urgence pour population yi
plan boobu nag vraiment ñu war a sant yàlla bu baax chef de l'État ci boppam moom moo ko jël mettre ko en œuvre joxe ay instructions d'abord jàppale nañu mbokk yi pour ñu mun a def campagne de contre-saison mais ensuite jàppale nañu it population yi nga xam ne dañoo nekkoon ci difficulté ànd ngeen ak ñun fii bi ñuy assister population yi ci ceeb également ñàkku leen yëg effort yi état bi def pour assister population yi à travers un transfert de cash money. D'abord mu suñu toog croiser les bras. Il est vrai que situation bu xawoon difficile à un moment mais lépp li nga xam ne état bi mënoon na ko def nañ ko d'abord ci wàllu ay semences ak ay intrants chef de l'État. gannaaw Matam ñu yeggit ba Thiès wax nag ci koppar yi ñu ne nag moom rek la ñu jagleel goxaan yi ndax ay kër yoo xamante ne nag ci wàllug miin la ñuy yëngu ak li nga xamante ni moom la leen indil ci loraange ba mu waral nag kilifa yi taxaw daal ci juróom-ñaari milliards yoo xamante ne dañ koy jagleel goxaan yi lu ne mel nag ñu ne ba nëga ni amu ca benn gox boo xamante ne ni jot nga ko ma waral coalition bi ñu duppee nag publier ce que vous avez payé daal di taxaw temm nag lëkkaloo ci ak gox-goxaan yi di sàkku nag ci assemblée nationale ñu daal di rek kon voté ab loi boo xamante ne rek dafay tax nag koppar yooyu ñu mën kaa jot na mu gën a gaawee Cheikh Anta Diop. di ay koppar ay fonds yoo xamante ne ñu ngi ko fas yéene jagleel gox yi nga xamante ne ay société minière lañ faa samp waa coalition publier ce que vous payez ànd ci ak collectivité locale yi di Ngoundiane Taïba Ndiaye jàpp Mboro ba Jogo ñoom nee nañ ñi ngi sàkku ci nguur gi fonds yooyu nga xamante ne ñoom leen jagleel ñu mën cee jot. arrêté bi ñu mujjee génne ñu ngi ko génne décembre 2017 arrêté bi li mu wax soo xoolee redevance yëpp mi ngi nekk ak droit fixe yi 38 milliards de 2010 à 2015 38 milliards yi soo jëlee 20% dafay nekk 17 milliards 640 millions yoo xam ne état bi war na ko delluwaat gox-goxaan yi mais arrêté bi génn na mais xaalis bi demagul ce président de la république waxoon ne leen na ngeen fexe ba xaalis boobu na ngeen ko jox gox-goxaan yi balay rapport ITIE bi génn sa rapport bi génn na octobre bi passé sax xam nga 7 milliards yooyu ñu ngi ko war a séddale tey soo xoolee juróom benn téeméeri collectivités locales yu manqué benn Thiès nag nekk première région minière du Sénégal mais Thiès 2016 rek 40 milliards la entreprise yi dugal. kii di maire Taïba Ndiaye nee na commune am daanaka ay société minière yu bëri nag samp nañu fa. soo jógee bitim réew ñëw moo xam ne ay milliards am indi jaadu na mu am bénéfice waaye nag ki mu fekk koo koy xajal ko wutal ko suuf jël seen suuf yi ba am jox ko mu dëkk ak ñoom ñu nekk daal di conditions yu métti léeg-léeg du ñu am ndox léeg-léeg du ñu am courant léeg-léeg du ñu am yoon ñoom ñuy gagné ay milliards loolu xel na nañu leen sédd nañ ko séddale ndax it loolu moo jur jàmm. Thiès la ñu dooree tabb ab comité de suivi boo xamante ni daañu def seen kéemtalaay kattan ba koppari ci màcce de ñu mën koo delluwaat ci askan yi nga xamante ni daanaka miin yooyu dina indi loraange ci seen dëkkuwaay yi. ca Kolda imam yi nekk ci diwaan ba nag ña nga doon jàng alxuraan di wàcce kaamil lépp rek ngir jàmm am ci Sénégal waaye tamit ngir jàmm am ca diwaanu Casamance ba ci nag woteek faluk njiitu réew mi di ñëw bëgg nañ daal lépp rek am ci daal Abdoulaye Diallo. imam yu ñetti département yu diwaanu Kolda ñoo daje fii ci capitalu Fuladu amal fii njàngum alxuraan ngir jàmmi réew mi. imam région bu Kolda imam ratim yi ñi nekk ci 40 communes bu région de Kolda pour ñu ñaanal dëkk bi ñu ñaanal jàmm ci Sénégal jàmm ci àdduna bi. ak kaawu fitna yi jot a xew ci bët saalum réew mi ci weer yi weesu yooye imam ñaan nañu ngir jàmmalaw ba faaw ci biir Casamance fàttali ne Mamadou Salif Sow te mu jiite mouvement de soutien bi ñu duppee ensemble pour le Sénégal moo ci jàpp ba journée de prière bi ni mel man fii am. ñu ngi ñaan suñu borom moom moo xam ne moo mën lépp moo yor lépp ñu ngi koy ñaan ci Ramadan bi mu may ñu jàmm ci Casamance parce que ñun. xale yi ñun dañu juddoo fii ci Casamance naturel xam nañu ne développement Sénégal dina jaar ci Casamance donc jàmm Casamance mooy jàmm Sénégal mooy andi développement Sénégal. mangook ñu daal di rek tàbbi ci tàggat yaram ak nees ko waxee woon ci ponki Sénégal nag mi jonganteeg jamono ji ak Corée du Sud loolu nag soxal jongante xarito lépp rek ngir waajal mondial ba waaye nag ab gët gisu ko ndax huis clos la ñu ko def rek ci Autriche la boobeep jongante sunu gaynde nag buñ ci jógee daañu dem rek ci Russie loolee ni ki talaata ji lay doon Brésil moom France Maroc Égypte Argentine ñoom nag fi mu ne
yegg nañu ba noppi ci réew moom nga xamante ni moom moo war a dal coupe du monde bi dinañ ci dellusiwaat niñ ko baaxoo di def nag ak poule yi ñu leen di xamleel tey ji nag poule E bi la ñu indi poule E bi nag bu ngeen ko déggee jàppale ni équipe bu mag ma nga ca bu ca mel ni Brésil nga xamante ne nag gët yëpp dañu koy xool bu weesoo Brésil Costa Rica Suisse Serbie Papa Abdoulaye Der. Brésil moo jiite groupe E bi ñëpp bàyyi leen xel ci coupe du monde Russie 2018 bi Brésil bokk na ci favori yi jël na coupe du monde juróomeeli yoon bi mooy ñaar fukkeel ak benneeli yoon ñu nar a bokk ci jongante gu mag gi équipe bu Brésil bi firndeel na taxawaayam bi ko entraîneur bi di Tite yoree ba léegi gagné rek la ñuy def ak joueur yu baax ya ñu yóbbu ca Russie rawatina seen attaque bi ñëpp ragal Gabriel Jesus Neymar ay xale lañ xarañ nañ. kon ñu jara moytu lañ ak bàyyi xel ci lim Serbie moom mooy ñaareeli équipe bu groupe bi ñetteeli yoon a ngi ñuy bokk ci jongante bu mag bi nara dékku Brésil du nara yomb donte seen objectif mooy jàll premier tour bi suñ ko defee guléet lay doon Suisse min nañu coupe du monde lool fukk ak ñaareeli yoon a ngi ñuy bokk ci jongante gu mag a mag gi bokk na ci nag ñi ñu jàpp ni war nañu mën a gunge Brésil ci deuxième tour bi Shaqiri di kàngam ci équipe bi ne ñoom seen mbébét mooy dem ba quart de finale Suisse jamono ji moom mooy juróom-benneel ci classement FIFA Costa Rica moo mottali groupe bi coupe du monde bi passé def nañu mbetteel ak jaloore dem ba quart de finale bi yoon kenn du ne dañoo bette Keylor Navas bokk ca Real bu Madrid ak i ñoñam niki Bryan Ruiz di meneur de jeu bi ñi ngi waajalaat bu baax coupe du monde bi. Papa Abdoulaye Der ci fàttali rek sunu gaynde kon ëllëg la ñu fas yéene dem ca Russie tàggat yaram ba tey bi yoon nag ñu del si fii wax rek ci centre Del Bosque bi nga xamante ne nag am na ku koy jàppale ab partenaire lépp rek ngir ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk nag ca centre boobu ba weesoo tàggat yaram ba ñuy def rek ñu mën a am xëy moo xamante ni fii lay doon ci biir réew mi wala bokk ca Espagne Limamou Mbengue moom mooy njiital centre Del Bosque ñu teewlu ay kàddoom. xam nga bu ñu nee ñun mën nañu jël ay nit dugal leen population Parcelles Assainies ñuy liggéey kooku li ñu mën a bénéficier wu bëri na mais nag lépp nag ak ci temps ak liggéey nànk-nànk bañ a ko profito liggéey ko ak ci anam yoo xam ni dina gën a professionnel. nga football dafa yaatu donc tey mën nañu Del Bosque ci boppam léegi mën nañ ko considérer comme un facteur de développement. ci wàllu Parcelles Assainies parce que tey bu ñu demee ba mën a leen signé ak numéro 1 di jël ay nit leen dugal fii du ta liggéey ak contrat yu baax ak salaire yu baax donc kooku facteur de développement ci la bokk donc ñu ngi remercier numéro 1 di remercier Espagne remercier la population Espagne ak ndax ñëw Sénégal fii di créer ay employés di jàppale néew doole parce que ñun social la ñuy def centre Del Bosque amul benn jour bu ciy fay dara lépp c'est totalement gratuit centre Del Bosque c'est totalement gratuit amul kuy fay lépp c'est gratuit du équipement du godaas du matériel du dara lépp c'est totalement gratuit donc bu ñu amee soutien yu mel nii yi nga xam ne ñoo xam ne bitim réew la ñuy jógee ku mel ni gouvernement Espagne numéro 1 ak espagnol yi ñëw di ñu soutenir ci loo xam ni doomu Sénégal ñoo ci jariñu du doomu Espagne toujours ma répété ko donc loolu dañ koy sant yàlla. Centre Del Bosque nekk ca Parcelles Assainies Youssou Ndour PDG bu groupe Futur Média bokk na ci ñi gunge ak jàppale boobeep centre ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fi ñu tollu tembe Sénégal amatul ministre du tourisme Mame Mbaye Niang ma ko ne woon bàyyi na démissionné na l'observateur nañu démission gu gaaw te bette sax démb ci dimanche ji la dem ca primature joxe fa lettre de démission li indi démission bi l'observateur nañu ñett la bil journal bi rapport bi inspection générale des finances def ca Prodac ba am ay nduxuma ki jalgati yuñ ca feeñal ba ciy tudd aw turam moom ministre Mame Mbaye Niang te ba muy ñëw fa la fekkoon njuuj njaajeeg jalgati yi bëggoon liggéey bi tegee woon ci yoon sax moo taxoon mu jële woon fa kii di Jean-Pierre Senghor mi jiitoon Prodac bi mu ñëwalee boppam di Mame Mbaye Niang moo demal ba gisal boppam ne la am ca Prodac jaaduwul mu taxaw jébaane ko ba noppi sàkkoor ñu yebal fa ab mission ngir ñu dem enquête fa càmbar la fa am li mu gëm nag moo di ay nit yu ko bëgg a yàqal yu ko bëgg a sànk ci wàllu politique ñoo nekk ci ginnaaw rapport bi moo waral mu bàyyi ba président de la république di Macky Sall génn réew mi mu soog a démissionné ginnaawam ndax benn mooy bëggul ku ko ñaan njekk ñaar moo di bëgg na yoon def liggéeyam ni mu ware ñetteel bi moo di bëgg naa taxaw jàmmaarloog ñi koy fexel la cloche ne ñu ndax du Amadou Ba est-ce que du Amadou Ba ministre économique
économie finance ak plan moo nekk ci ginnaaw lii lépp ndax Mame Mbaye Niang ci jëmi boppam nee na rapport bi ñu def ci Prodac li ko siiwal ak li ci dugal aw turam ministre Amadou Ba génnu ci Rewmi Quotidien nañu Mame Mbaye Niang démissionné na waaye ak démission primature yéegu ko Direct Info nañu en tout cas ba démb 10 heures ci guddi premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne jotul woon lettre de démission bu Mame Mbaye Niang li indi bàyyi gi ci gouvernement bi te umpoon ñu bari enquête dina kay xëy nañu ko wax benn moo di moom Mame Mbaye Niang ay jege ñaaleem ñoo ko xelal mu démissionné ñaareel ba di ñi nekk ci tànki fexel ko ci wàllu politique ñooñee la bëgg a defanteel waaye li journal bi di laaj moo di ndax président de la république dina nangu démission bu Mame Mbaye Niang bi ak fi ko Mame Mbaye Niang féete doon nit ku mu wóolu lool homme de confiance Walfadjri Vox Populi ak La Tribune ku ci nekk ci ñoom xëy ak ñun ci li nga jàpp ne mooy illay dëgg-dëgg Mame Mbaye Niang démissionné ci gouvernement bi Walfadjri nañu yëf yi guerre bu jugee ca palais ba lay xeeñ Les Échos nañu Mame Mbaye Niang dafa démissionné rek président de la république convoqué ab conseil journal bi tegal ñu ci ne bu ñu seetaanee Mame Mbaye Niang ba mu démissionné muy président Macky Sall di ab gouvernement am danañu ñàkk Baye Fall bu mag Direct Info di laaj ci ministre Mame Mbaye Niang ak ni mu démissionné ci gouvernement bi ak la ko tax a démissionné ak it anam yi mu ko defee ndax da cey joxe exemple bu baax am déet Mansour Faye ministre hydraulique nee na wóoru ko ne 2019 Macky Sall dana jàll ci premier tour ba wax jaa ngi ci Direct Info ñu fekkaat ko ci Le Quotidien moom Mansour Faye ministre assainissement hydraulique mu ne ñu fa la am ca Touba mu di askan wi di jëfandikoo ndox te duñu fay ndox loolee faw dafay dakk mënut a wéy nañu wéy ci Sud Quotidien mi xëyee daje bi assise nationale kat yi doon amal keroog samedi ak la ca tukkee ca ndaje ma la kii di Amadou Makhtar Mbow xam leen ne daanañu samp ci réew mi ab institut des assises nationales ngir wéy li ñu fi tàmbali Sud Quotidien nañu ca seen ndaje ma it ñoom assise nationale kat yi wax nañu ci ni président Macky Sall yore réew mi lenn ciy kàddu bàyyeekoo ci kenn ci ñi ne woon ca ndaje ma mu di Serigne Mansour Sy Djamil mu ne ñu wax di weddeek war yu dul jeex yi am ci réew mi li muy firndeel moo di ba ñu wàccee yoonu assises nationales yi yàgg na li yàggatul ak li ñu taxawal bu yàggul ñaar yëpp a ngi ci sunu lambo combat Balla Gaye 2 ak Modou Lo 1er janvier 2019 ci la ñu koy bëree Triple S doomi Double Less mu di Balla Gaye 2 ci yéenekaay bi muy xamal waa sunu lamb ne leen samay ambition romb na Modou Lo keneen ku xëy di sànni ay docc ci sunu lamb moo di Bombardier moom Eumeu Sène la xëy di defanteel Bombardier ne Eumeu Sène maa ko mën ba mën ki ko mën bu dee bëri rek bu ñu géewaloon tàkkusaan ba timis heure bu ñu bëree ma daan ko. jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bi mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen ñaanal kenn du lu jàmm te di ko sàkku ci yéen.